télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak suñuy programme fas yéene dikk ngeen ci xibaaru timis yi ngeen taaxee lu ñu yegge leen li fi gën a fës. bokk na ci xale yi nga xamante ne ji ñoom ñoo faatu lab ci géejug Malika gi njiitu réew mi Macky Sall mi ngi koy naqarlu ci tweet bu mu def jaale na njabootu ñi ñàkk seeni doom sàkku na ci gouvernement bi ak collectivité territoriale yi ñu jël ci nu mu gën a gaawee matuwaay yi war ngir mën a am kaaraange ci plage yi sàkku ci waajur yi ñu gën a waggar ci ñi nga xamante ne ji ñoo di gune yi. géejug Malika googee yi fi xewe xëy nañu fa dellu naka tey ji ci reportage bu ñu fa def seetlu gi moo di ñàkk kaarange ga ñu fay nemmeeku bokk na ci la ñu cay jooy ñu bari nag jàpp ne lu jit njaaga ñii di waajur yi ñooy njàkk ci yooyu la jamono foofee nga xamante ne ji fa la jëyee ja xewe association bi ëmb maître nageur yi ci réewum Sénégal ñoom la ñuy ñaawlu mooy li mu manqué ay matuwaay ngir wàllu kaaraange gi ñu ne kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite réew mi ñoo ca desee def li leen war maanaam ñoo ca desee am taxawaay bi leen war. lu aju ci jëye joojee am ca géejug Malika démb ci dimanche ji fukki fan ak ñett ci weeru juin loolee dafay fàttali ku ci mel ni Seydina Fall Bougazelli moom it ci anam yu doy waar yooyee ci la ñàkke doomam moo di nan moom Seydina Fall Bougazelli dina ci dellu si waat ci témoignage boo xam ne dinañ la ko dégtal ci xibaaru timis yi. hôpital régional bu Ndar lu aju ci ñaari téeméeri at daanaka ba ñu ko fa defee ak léegi la mu jur nag moo di barab ba màgget na lu ci baree bari mënatut a dem tax na salle réanimation bi jotoon a tàkk naka démb ñu bari ci askan wa yeewoo foofu yëkkati seen kàddu di sàkku ci ñu defaraat l'hôpital ba nu mu gën a gaawee. wàllu politique élection locale yi ci diwaanu Thiès ku jëg politique gi ñu ngay dëkk foofu Idrissa Seck docteur Babacar Diop bu parti force démocratique du Sénégal les Guelwaar moom la ay militangam investir ngir mu doon maire bu ville bu Thiès mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ñu faram-fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru timis yi ak ay kàdduy njaal yu bàyyeekoo ci njiitu réew mi Macky Sall jëm ci njabootu ñi nga xamante ne ji ñoom la seeni doom lab ci géejug Malika gi ci compte Twitter am la ko jaare moom njiitu réew mi Macky Sall di jaale njaboot yooyee waaye it sàkku ci ñi nga xamante ne ñoo di gouvernement bi collectivité territoriale yi ñu jël nu mu gën a gaawe ay matuwaay yi war ngir kaaraange am ci plage yi moom président de la république Macky Sall ba tey ci tweet boobee nga xamante ne ji def na ko ginnaaw bi mu tisloo li xew sàkku ne ci ñi nga xamante ne ji ñoo di way jur yi daal ñu gën a yokk waggar gi ci li nga xamante ne ji moo di njaboot gi. géejug Malika googee yëfi xewe tey ji xëy nañu fa dellu ci reportage boo xamante ne ji def nañu ko fa seetlu gi moo di ñu bari ci askan wi li ñuy joytu ak di ko ñaawlu moo di ñàkk kaarange ga ñu fa nemmeeku gis nañu it ne la fa xew loxob wuy jur yi génnu ci ndax ñoo war di saytu seeni doom ci ni mu waree reportage Cheikh Diop Thierno Laurent Mendy. ñu jàngee fi dañoo am pause rek dañuy duggaat. dañu am pause. waaw dañu am pause ñëw si géej. dañoo am pause rek ñëw toog. ñoom ñi lee du ñoom rek ñoom ñoo ñëwaat ci plage bu Malika ginnaaw ji ju mag jim fi xewee ba noppi bëri na ci ay doomi aadama yoo xamante ni daal nañu ñàkk seen bakken file ñu nekk ci plage bu Malika. mais ba ñu déggee nouvelle bi ñëpp daw ñëw quoi tombek affaire bu metti defe boo xamante ne bañ juddoo ba léegi mosuñu koo gis quoi. été bi teru ñu ñàkk seen bakken ci li nga xam ne moom moo di géej gi di gën di bari ba tax itam lépp lu ñeel wàllu kaaraange gi war nañ koo gën a ñoŋal municipalité bi itam am ci pàcc bu am solo woo xamante ni rek war na koo mën a def. mairie bi aussi même bu ñuy jël ay maîtres nageurs ñu teg leen fii aussi ñu yore sécurité xale yi ak yooyu bon dina jàppale police bi tamit. mais démb lu fi xew fii dafa garaaw 9 personnes ci benn ngoon loolu dafa yéeme daal. parce que la police est ici même pas 1 kilomètre il est près de la plage donc. war na am taxawaay ba nga xamante ni war nañ ko wut fii ba boo ñëwee nekk si zone ba nga xamante ni zone danger la sax ñu ne la carrément kaay zone bi nga nekk nii baaxul. responsabilité yi mu mel ni ñu ko seq bari na waajur yi itam war a rek teg gët ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi. gars yi seen parents yi si boppam ñoo leen war a téye. vraiment xam nga ñoom dañu dëgër bopp kenn mënu leen maîtriser parce que bu ñuy dem duñ ko yëg ñun duñ ko yëg de ku sañoon sa doom du lab fii ci géej bi. chaque jour ñu ngi fiy ñëw man dañ see baax a ba xam kuréel dafa tëj wala. lu ëpp juróom-ñeenti doomi aadama daal di ñàkk seen bakken ginnaaw bi ñu labee ci plage bu Malika ci loola itam aw sensibilisation war nañ koo mën a tëral ngir rek daal di gën a ñaax ndaw ñi ñu moy bu baax a baax la ñuy nemmeeku ci géej gi.
ci diiru benn weer fanweeri doomi aadama ak juróom-benn faatu nañu ndax dañoo lab ci géej gi ci réew mi loolee xibaar la bu bàyyeekoo ci Ibrahima Fall mooy président association gi jaboote maître nageur yi ci réew mi gis na ne nag plage yi réew mi taxawaay bi war ak jumtuwaay yi mu war a àndal ngir kaaraange gi mën a mat loolee moo fa desee yemb te nag ñi ci deful yitte mooy ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi Alhassane Ba Pape Sangone Mbaye. nii la ñuy yendoo ci géej gi ngir fexe ba kaaraange am fi ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fiy ñoom maître nageur yi am lu leen metti ginnaaw jëye ji am ca plage bu Malika te pourtant bu ñu sukkandikoo ci seen njiit alerté woon nañu kilifa yi. avant lii di xew alerté nañu autorités yi wax leen ne leen nañu jël ay seen matukaay pour yóbbu kaaraange foofu noonu li si am mooy ñoom dañuy jaawale lu ñu interdit ak lu ñu autorisé. ay plage yu bëri nag ñu ngi fii. ay plage interdite lañ leen di wax bokk na ci bu Malika waaye buñ sukkandikoo ci Ibrahima jàpp na ni dès l'instant que ni askan waa ngi dem ci plage yi nekkatul ay plage yu ñu tere. plage yu bëri yoo xam ne dañ ko classé woon plage autorisée jaay nañ ko léegi nag buñ ko jaayee nit ñi nag dañuy obligé dem ci grande côte bi mooy fi nga xam ne moo commencé Yoff ba Saint-Louis plage yooyu lañ doon ooyee ñoom plage interdite. loolu nag situation boobu moo yóbbu nit ñi foofu parce que amatuñ fu ñu dem dara amatu fi luy espace ci Dakaaru loolu moo indi fréquentation des plages yi nii ci grande côte bi mais li ci des mooy nga accompagner leen ak kaaraange parce que li xew Malika même situation moo xew BCEAO. beneen mbir bi ñuy ñaawlu moo di ne gëdd gi war ci ñoom jotuñu ko. ak gëdd gi des na mooy lii rek mooy ay techniciens ñoom tënk. ay seeni kaddu waaw jox leen solution li nga xam ne mooy solution parce que problème solution moo koy faj léegi nag ñu jox leen suñu solution ne leen lii la ñu gis ci plage yi te boo leen ko seetaanee lii lay doon donc ñoom amuñu benn cër buñ ñu jox donc moo tax lii am. Ibrahima Fall ak i ñoñam sàkku ci njiit réew mi mu dalal leen ñu sàkku itam ñu daal di recruter ay professionnels yu ñu doon ngir fexe ba gën a aar li nga xamante ni moom mooy plage yi. sous-préfet bu Ndakaaru di Djibi Diallo moom li mu gis moo di ngir dakkal xewit wi ku ci nekk ca war a dugal loxoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Fall. parce que loolu par d'abord jaale ñi nga xamante ne seen ñàkk nañ seen bakkan démb muy lu metti juróomi nit xaw ma juróom-ñaari nit la ñu wax loolu metti la loolu koy waral toujours mooy que ne dañ jëm ci période vacances ak tàngaay bi di commencé ci biir Dakar donc nit ñi dañuy faral di dem plage loolu nag bu ñu koy def am na ay risques ñuy jël risque ñuy jël nag mooy dem ci plage am bi dañ koy interdire mais bu nga seetee plage yi yëpp dañ ko matérialiser am na ay zones yoo xamante ne kenn waru cee sangu kenn waru ko fréquenter am na zone yoo xamante ne tey ku bëgg a dem il faut nga taxaw ànd ak maître nageur yi malheureusement loolu souvent nit ñi duñ ko respecté parce que duñu xamee fi ñuy tere ak fi ñuy terewul loolu bu amee nag y a une responsabilité partagée parce que benn parents yi war nañ mën a xam seen njaboot bu ñuy dem fan la ñuy jëm ensuite bu ñu yeggee plage bi aussi war nañu mën a xam ban taxaw la ñuy am respecté li nga xamante ne sapeur pompier loolu la ñu wax respecté li nga xamante ne fi ñuy tere nager loolu dañ ko matérialiser respecté aussi booy dem di nager te mënoo nager nga ànd ak koo xamante ne mën na la jàppale nga nager loolu yëpp bu fekkente ne def nañ ko rek yaakaar naa ay solution mën na ci am donc pour encore lancer un appel ci vacances lañ jëm ci tàngaay la ñu jëm bu ñu bàyyi ku nekk rek dem ci plage fu la neex nga taxaw nager alors que Dakar plage yi dafa am plage autorisée ak des plages non autorisées. wutali diwaanu Ndar hôpital régional ba fa def na téeméeri at ba ñu ko fa ñaari téeméeri at kon ba ñu ko fa defee ak léegi màggataayam googee nag dem ba jurug jaaxle ak njàqare ci askan wa fa dëkk firnde li moo di bu yàggul la ñu fi dégg ne salle réanimation ba fa dafa lakk donte yàlla def na bakkan faatuwu ci waaye bari na ñu mu tiital tax askan wa yëkkati seen kàddu di sàkku ñu jël ci matuwaay defaraat ko yeesalaat ko ngir mu gën a méngoo ak jamono Ousseynou Diop reportage. xam ne moom la ñu rapporté ci li nga xam ne moom la ñu constaté personnel bi li nga xam ne waroon na ko def jëm ko ci faydaay yi jëm ko ci woo ñi nga xam ne ñoom la ñu war a woo ci waxtu bi ñu ko war a woowee def nañu seen kéemtalaay kàttan ba woo sapeur yi woo ñi nga xam ne ñooy maintenance woo Senelec ñu couper oxygène bi couper lépp loo xam ne war nañ ko mën a couper pour daay gi bañ a ëpp jéggi daye donc loolu moo taxit yàlla def na ci juróom-ñaari malade yi nga xam ne ñu ngi woon ci réanimation ba kenn gaañuwu ci kenn faatuwu ci amul benn conséquence la mooy yenn appareils yi nga xam ne ñu ngi woon ci foofu ak miir yi et loolu su enquête bi jeexee ak jàmm daañu xool ak ministère santé daañu xool ak ñëpp bâtiment bi parce que commencé nañ ko réhabiliter
ndax hôpital bi ñëpp xam nañ ne ñaar téeméeri at lay am. daañu enquête bi dinañu wan lan la et daañu ànd ak ñi ngi ñu war a ànd. waxtaane wàllu njàng mi ak étudiants yu campus bu Fatick USSEN tey jii dañoo xëy wàcc ci tali bi baare route nationale numéro 1 bi waxtu lëmm wata munta dem mënut a dikk li ñu bëgg mooy anam ya ñuy jàngee ak anam ya ñu nekkee ci campus bu ñu gën leen koo xoolalaat ngir mu gën a tege ci yoon yëf yi nag ju doon jàppante seen digg ak takk der yi ba sax am lenn ci étudiants yoo xamante ne ji jëlee nañ cee gaañu gaañu leerali Maymouna Sarr mooy délégué étudiants yi ci micro Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. mercredi bi weesu décrété nañ 96 heures de grève yoo xam ne dafa ànd ak benn sitting boo xam ne def nañ ko devant la gouvernance mën na joxe benn réponse ci ñetti points yi muy lan la question de l'achèvement de nos infrastructures léegi bi mu ñu waxee lool mu ne am na avancé yoo xam ne mu ngi ci am parce que mu ngi koy suivre mais ñun loolu noonu ci kaw lool doyuñu ndax li tax doyuñu mooy que ne le 1er juillet le ministre de l'enseignement supérieur était sur les lieux pour le lancement des travaux te depuis boobu ba léegi gisuñu benn avancé boo xam ne am na fa te ba ñuy ñëw nag li ñu def mooy que ne dañ ñu nax ndax li tax dañ ñu nax mooy dañuy ñëw dans une université boo xam ne dañu ñoo won ay locaux sur les images ñu ne ñu fii ngeen di jàngee bi ñu ñëwee loolu yëpp dara amu ci. tey ku ne xam na ne tey ku dëkk Fatick foo tourné boo génnee da ngay tase ak étudiant fu ne la ñuy dugg di fa jàngee. pour master bi dañoo ñëw ñu ne ñu doo leen fi def master parce que amuñu assez d'enseignants titulaires yoo xamante ne dinañ mën a enseigner maquette yi nekk sur place moom moo répondre question boobu kon ñun du suñuy kaddu seeni kaddu la. ñun pare wuñu pour ñu ñuy limiter à la licence ñi fi am ay ambition dem jàngi ji master nañ leen may opportunité ñu jàng ko ndax ñun bi ñuy inscrire université système LMD la ñu inscrire licence master doc. ak féewaloo am ci CELS bu Souleymane Diallo fële ca diwaanu Bambey sabab li moo di dafa am ay nattangooy yu jug ànd ak secrétaire général départemental ba li ñu bëgg moo di ñuy amal ab congrès extraordinaire dem nañu sax bay sàkku lépp loo xamante ne ji amu CELS la ñu tëye ndéegum ko ba lépp leer Babacar Diouf. section départementale bu CELS moom moo ñaawlu yorin bi nga xam ne Souleymane Diallo nee nañ moom lañ yore syndicat bi. ci loolu sax ñu ngi liggéey pour def benn congrès extraordinaire boo xam ne nii dañ ko fiy jëlee Ngor Ndiaye moom moo di coordonnateur départemental bu CELS. muy Bambey ak ci biir région yëpp tey taxaw nañu temb pour organiser congrès extraordinaire boo xam ne Souleymane Diallo ak ñi mu àndal duñ ci bokk mais kuréelu syndicat bi. ak taxawaayam ci biir Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi leen di impliqué ci loolu pour que li nga xam ne depuis ñaar fukki at ak benn Souleymane ak ñi mu àndal defuñu ko ñun ñu def ko ci diir bu gaaw. CELS version Bambey di ñaan nguur gi mu tegandi loxo ci lépp loo xam ne nii doon na am boo xam ne nii syndicat libre des enseignants du Sénégal moo ko am. parce que à partir d'aujourd'hui dootuñu accepter Souleymane ak ñi mu àndal. ñu continuer de dilapider les ressources du syndicat. section CELS bu Bambey tamit di ñi nga xam ne ñoo ci bokk ay ndam ci xeex yi nga xamante ni nar na koo sumb ci domaine yi ñu jëm. décisionnaire yi tey képp koo xam ne validé nañ sa ancienneté de grade presque da ngay perdre sa grade ba xale yi soog a ñëw sax ñoo la gën a grade. beneen taxawaay bi mooy ci wàllu arrêté yi ci wàllu acte administratif yi ci wàllu paiement rappel yi yëpp. ci wàllu lenteur yi pour résumer. ñu fàttali ne enseignants yi nga xam ne dañoo bokk ci CELS ñu ngi doon amal déclaration bi ginnaaw seen conférence publique bi ñu amaloon ci benn école ci commune Bambey. Bawo Bambey tak Thiès waxtaane wàllu politique ak élection locale yi ñuy séentu ci réew mi ca Thiès moom ñi fare ci kujje politique gi tàmbali nañu dëkk kii di Idrissa Seck ci wooyu le wàllu docteur Babacar Diop bu parti les forces démocratiques du Sénégal les Guelwaar ay militangam investir nañu ko ngir mu yóotu ji mairie bu ville bu Kees meeting bu mu doon amal doonoon ci teewaayu ñu ràññee lool ci kujje politique gi bokku ca ñoom Ousmane Sonko Barthélémy Diaz docteur Alioune Sow ak ñeneen fa la taxawee ngir dëkk kii di Idrissa Seck ca mairie bu Kees Cheikh Anta Diop. ñi bokk ci parti bi di les forces démocratiques du Sénégal les Guelwaar tànn nag kii di Babacar Diop di seen njiit ngir mu nekk seen candidat ci élection tànneefu njiitu bokk moomeel yi di ñëw. madame secrétaire général ñun waa coordination bu département de Thiès ñi ngi proposer sa candidature à l'élection de la mairie de la ville de Thiès. docteur Babacar Diop
moom dégg na wax ji te nangu na ko waaye am na leneen lu mu ci teg. ñu namm ma nekk candidat ci mairie Thiès dégg naa ci lu baree bari dégg naa ci ay yóbbante yu baree bari dama ciy woo opposition bu Sénégal yépp ñu ànd nekk benn nekk aw say fii ci Thiès ak région bi yépp muy commune yi nga xamante ni dañu war a dem élection sama taxawaay mooy gox-goxaat yépp commune bu ci nekk ma jàppale la ba ñu mën a taxawal une nouvelle majorité. ñenn njiit ci waa opposition bi nag teewoon nañ meeting bi ku mel ni Ousmane Sonko. fii ci Thiès fii ci hôpital régional bi la yàlla def ma judd fii un 15 juillet 1974. kon mbégte la toujours dellu si fii ci Thiès. Barthélémy Diaz. lii rek lañ ci namm mooy unité bi. Hélène Tine. kon Babacar boo ñu woowee ci loolu dinañ la ci wuyu si. ba ci sax Mohamed Massali. jàpp naa ne l'heure est à l'unité. wutali diwaanu Casamance ginnaaw ñaari semaine yoo xamante ne soldaar ya fa ñoo ngi ci opération ngir sécuriser diwaan boobee ci arrondissement bu Niassia liñ ci mën a jàpp ne bilan mooy lu mu gàtt gàtt ñaar ci soldaar yi Sénégal yi jëlee nañ ci ay gaañu loole ci mine di ndell ca la ñu joggi ci juróom-ñaari base yoo xamante ne ñu ngi ko doon lijjanti mu nekkoon ci loxo yi fupp yi ñoom teg nañu ca loxo loole dañ ci ànd ak Boubacar Diassé ak Lamine Mandian ci ay leeral. ñaari ay bés gannaaw bu l'armée tàmbalee opération sécurisation ci arrondissement bu Niassia colonel Souleymane Kandé daal di dem saytu base yu ñu récupéré. voilà donc zone yi ñu jot a jël moom mooy Badem ak Bagam mu nekk base militaire bu mag bu MFDC bu nekkoon wetu frontière ak Guinée-Bissau moom mooy poste yu nekkoon côté Basséré Elliott Aïnga ak seen base bu mag bu ñu doon tuddee bu ñàkk donc ci base yooyu yëpp léegi teg nañ ci tànk te danañ ci ubbi ay poste militaire yu am maana ci ñaari axe la armée doxal yile opération de sécurisation am na yu ñu def ci côté est ba. suñu mission mooy ñu jël base Badem ak Bagam assurer sécurité parce que axe yu bëri dañ leen a yàqoon ak ay mines MFDC da ci defoon ay mines looloo taxoon population yi mënatuñ ko woon utiliser. waaye it ci côté ouest ba. moo nekkoon à partir de Niassia ñu attaqué Edjouma Basséré rétablir itinéraire axe bi nga xamante ne ni moom moo représenté la paix 206D boo xam ne daanaka moo nekkoon axe bi nga xam ne mooy axe de production comme ni ñu koy wooye donc bu doon permettre jógee ko ba Toubacouta jaar maison forestière ñëw Kouméré ñëw Basséré dem ba Kourin dem ba jàll Kagit donc yoon boobu dafa fatoon parce que dafa amoon ay engins explosifs yu ci nekkoon. l'armée di fi wax as tuuti ci bilan matériel ba. waaw mine yi ñaar fukk ak juróom la 10 mines yi ay mine anti-char la waaw ak 15 mines yi ay mine antipersonnel. waaye it lu jëm ci bilan humain ga ñaari soldats yu am ay gaañu. waaw loolu nag ñu ngi koy xaw naqarlu tuuti parce que suñuy camarade la suñuy frère d'armes le 13 démb rek ci heure bi ñu ngi ko doon génnee kenn ci suñu gradé yi boo xam ne dafa tëb ci mine. Avant aussi vers le 5 am na aussi suñu benn élément boo xam ne dañ ko jam ci loxo dañ ko jam bal ci loxo loolu daal mooy li nga xamante ne xaw lañ ko naqarlu ci opération bi. colonel Souleymane Kandé di fi wax li tax a jóg opération yi. def fi ay opération pour yokk kaaraange zone bu nekk côté Niassia ak forêt bu àllu Toubacouta bi foo xamante ne Samba booy dañ fi doon dogal ay nit di leen gaañ di leen dóor léegi mun nañ wax ne vraiment kaaraange am na ci zone boobu ñu doon liggéey fan yi yëpp passé restauré nañu autorité état. ñu jàpp ne waxtu bu ñuy doxal yile opération bu sécurisation. ci yenn dëkk yu ndaw ndawaan yu nekk ci arrondissement bu Niassia daal dinañ ci jëlee lépp lu doomu aadama ngir askan wi bañ cee jëlee benn loraange. Boubacar Diassy jaajëf jërë ngeen jëf yéen it mbokk yi ci ànd bi ak télévision Futurs Médias foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h yeneen i xibaar ci tubaab ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi yàlla ñu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.